asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen waa Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy topp ci li nga xamante ni mooy seen rajo bi ñuy wax sunu kër FM nekk fi nga xamante ni moom mooy Californie ci États-Unis d'Amérique. xam ngeen ni nag ay bis yi génn maanaam ñaar ci ay semaine ñoo ngi woon ci li nga xamante ni mooy taarixu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nga xamante ni jóge na fi nga xamante ni moom mooy exil bi yegsi woon fi nga xamante ni fi la ñu duggoon waaye nag xam ngeen ni semaine bii ñu génn dañoo duggoon bu baax ci li nga xamante ni mooy xew-xewu jamono ji mooy yëngatu yi nga xamante ni moo amoon ci Sénégal di ñaan mu am jàmm ci loolu nag ci lañu bëgg a duggaat tey jii rek bu ci yàlla àndee bu dimanche ñu barkeelu ci li nga xamante ni moo fi jaar muy màggulu Cheikh Mouhamed El Fadel di Kazu Rajab bi Cheikh Mouhamed El Fadel nag ñun niñ ko bëggee barkeeloo ci Kazu Rajab dimanche prochain moo ñu indiwaat li nga xamante ne rek mooy tukki bu rëy bi nga xamante ni defoon na ko Màkk ak délégation bi mu àndaloon le 7 mars 1928 ba le 26 juin 1928 danañ leen wax nag ginnaaw bi may yi jàllee Cheikh Mouhamed El Fadel ibnu Khadimu Rasoul ni mu doone woon un grand savant un grand littéraire ba nga xamante ni yoonu Màkk boobu incha allah dañ leen koy toppal ci li nga xamante ni moom la bind Casablanca Tanger Alexandrie ci biir Égypte ak fi mu jaar yépp ba ni mu yegg see Makkatal Mukarrama ak Médina lépp Cheikh Mouhamed El Fadel le grand savant bind na ko donc loolu incha allah bu dimanche dañ ci ñëw waaye comme ni ma leen ko waxee woon rek dañoo dugg ci li nga xamante ni mooy xew-xewu jamono xew-xewu jamono nag moo taxoon itam ñu ajandi ni ma leen ko waxee ci départ bi fi nga xamante ni fi la ñu tolloon loo xamante ni jaral na kilifa diine yi nekk yépp Sénégal dale ko suñu maam waa kër suñu maam Limaamu Laay Al Mahdiyu suñu kër maam El Hadji Malick Sy Njaasaan ba ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Muntaxa Mbàkke ibnu Xaadimu Rasul suñu yaakaar yi ñu ñaan mu yàgg fi loolu te wér ak xalif généraux yi yépp jaral na leen ñu sol seeni dàll pour dox jàmm donc loolu jar na ñu waxtaanaat ci ak yéen ndax boobaak léegi mel na ni jàmm ñëwagum na ñuy ñaan yàlla na sax dàkk ci Sénégal waaye nag ñu wax leen ni leen aussi keroog waxtaanoon nañu ci yéen ci li nga xamante ni mooy discours bi nga xamante ni ministre bi yore wàllu réew mi defoon na ko ci ginnaaw gi nag xam ngeen ni ci le 8 mars bi le président de la république def moom itam discours am ñuy wax alhamdulilah ba mu génnee wax ak sénégalais yi 8 mars boobu xam ngeen ni di date boo xamante ni date historique la ndax day date boo xamante ni dañ ko jagleel jigéen ñi donc 8 mars boobu ci le président de la république tànn waxtaan ak waa sénégalais yi léegi nag bi ñu dégloo discours président de la république ba pare moo tax ñu ñëwaat nag tey jii bëgg a waxtaan ak yéen di sant yàlla sunu borom ba mu indee jàmm waaye dañ koy samp laaj di laaj président de la république est-ce que dégg na askan wi ndaxte ci biir waxam nee na déglu na askan wi dégg na leen dégg na seeni jooy ndax président de la république dégg na askan bi ñaari nopp wala benn nopp la leen déggee loolu day laaj boo xamante ne dañ koy samp li tax nag ñu koy laaj mooy le 8 mars président dafa def discours am boobu muy discours boo xamante ni ñëpp rafetul nañ ko waaye ca guddig le 8 mars jàpp altine bi lii nga xamante ni mooy kuréelu gouvernement bi di police ak gendarmerie dañuy dugg di wër xale yi di leen jàpp ci seen biir kër yi li ko dalee Ndakaaru ba Kolda ba Vélingara ba Bignona xale yu bari jàpp nañ leen ba biir Touba ñoo xamante ni jàpp nañ leen mel ne loolu
méngoowul ak discours bi nga xamante ni moom le président de la république def ba ñi nga xamante ni xayma nañu lu mat ñetti téeméer ak juróom fukki xale yoo xamante ni fi mu toll ñii def nañ leen garde à vue ñii def nañ leen li nga xamante ni mooy mandat de dépôt. Monsieur le président de la république dama déglu kii nga xamante ni mooy waajuru xale bi nga xamante ni moom moo gaañu fële nga xamante ni moom mooy Vélingara moom mooy Bignona wala Diaobé, waajuru Sadio Camara mu ne Sadio Camara boobu nga xamante ni mi ngi doon def troisième moom rek mooy doom ji nga xamante ne moom la ko yàlla joxoon. bu mu ñëwee ba tiim ko ba gis niñ ko dóore bal ci kanam muy xale boo xamante ni mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar. Monsieur le président loolu doon na loo xamante ni laaj na leeral. Monsieur le président comme xale yi dee yépp di fukk ak ñett loolu nag jaroon na gannaaw bëgg leen jaalee sax jaale nga leen waaye nga ubbi commission d'enquête indépendante boo xamante ni dina leeral loolu. président de la république sama xel dafa daw lool bi ma dégloo kii nga xamante ni mooy xale yi nekk Parcelles Assainies wax ne xale bi nga xamante ni faat nañ ko fa dafa lëkkoo woon drapeau national bu Sénégal ñu dóor ko bal mu daanu. président de la république kooku laaj nañu enquête noonu nga xamante ni noonu lañ ko reyee. sama xel gën a metti aussi bi nga xamante ni dégg naa nijaayam mu ne xale bi porte-monnaie bi biñ ko seetee 20 000 francs moo ci nekkoon yoo xamante ni dafa dëbbali woon pour jëf ko yaayam mujjul yegg. président de la république loolu laaj na enquête. président de la république xale bi nga xamante ni dee na Malika itam ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo dee lépp laaj nañu enquête ndaxte ku xale bu woor ba ngoon topp diina lislaamam di wuti ndogu ñu dóor ko bal mu daanu. président de la république loolu laaj na enquête. président de la république li laaj enquête aussi mooy ñi nga xamante ni dugal nañ leen ci ay policiers yi te duñu ay policiers yor seeni chaîne vélo yor seeni yat di dóor xale yi. président de la république loolu aussi waxoo ci waaye loolu aussi laaj na li nga xamante ni moom mooy enquête. président de la république est-ce que lii nga xamante ni mooy jooyu xale yi dégg nga ko sax nee nga di nga jël loo xamante ni mat nañ ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi dugal ko ci li nga xamante ni mooy yëngatu koom-koomu xale yi. est-ce que xale yi président de la république li ñuy laaj koom-koom rek la. est-ce que xale yi laaju li nga xamante ne mooy àq ak yelleef. président de la république est-ce que xale yi laaju ñu arrêté li nga xamante ni moom mooy justice di doon ko yat woo xamante ni dangay sélectionné ki nga koy dóor ak ki nga ko dul dóor. est-ce que xale yi ñu laaju ñu loolu mu dakk. président de la république est-ce que xale yi laaju ñu li nga xamante ni moom mooy situation yi sénégalais yi détenus yi nekk ci prison yi dañ te nga xamante ni lii nga xamante ni jigéenu Pastef yi wax nañ ko muy loo xamante ni lu kéemaane la ci biñ leen téye foofu nga xamante ni moom mooy prison. président de la république lii nga xamante ni moo waral wax ji muy xale bu jigéen bii nga xamante ni porte na plainte officier de gendarmerie bi Omar Touré bi yoroon enquête bi démissionné fii mu toll ci may wate sama émission bi xam ngeen ni arrêté nañ ko pour 45 jours avant ñuy xool fu ñu koy yóbbu. juge bi nga xamante ni mooy Mamadou Seck moom lañ njëkkoon a jox dossier bi tekki na ndomba tànkam ci dossier bi. président de la république réew mépp ñi ngi wax complot loolu est-ce que jarul aussi ñu leeral mbir moomu. président de la république kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko def ngeen ko li nga xamante ni mooy contrôle judiciaire li juge di wax placé nañ ko sous contrôle judiciaire. contrôle judiciaire nag mooy doo toog doo taxaw koo xamante ni nag warul toog warul taxaw. est-ce que loolu ànd na ak revendication yi nga xamante ni moom la xale yi doon wax avant ñuy leeral ay mbiram. est-ce que Ousmane Sonko mënuñu ko woon a bañ a placer contrôle judiciaire mais quand même mu xaar procès bi nga xamante ni ñëpp ngi xaar ba xam nu muy mujjee. waaye contrôle judiciaire mooy doo toog doo taxaw doon na loo xamante ni aussi
président de la république laaj na ñu leeral ko. président de la république sa ministre de la justice nee na ci ay waxam lii nga xamante ni moom moo am muy manifestation yi gannaaw ba ministère de l'intérieur ne manifestation yi ay terroristes ñoo nekk seen ginnaaw. sa ministre de la justice nee na mbër yi nga xamante ne amuñu làmb ñoom ñooy ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekkoon ci manifestation yi. président de la république ñu lay laaj depuis kañ la Sénégal am ay mbër yoo xamante ne am nañu 15 ans 17 ans di bëre ci làmb ji. loolu doon na loo xamante ne aussi laaj bu xóot la. di la laaj président de la république lii nga xamante ni moom moo amoon Sénégal xëy na guléet la waaye aussi ñi nga xamante ni ñoo faatu ci li nga xamante ni mooy Barsaq wala Barcelone ou Barsaq boroom xam-xam yi ne nañu ëpp na juróomi téeméer boobaak léegi waxoo ci. président de la république dañoo bëgg question yi ñu soulever yépp nag ngeen leeralal ñu askan wi wax ak askan wi mu leer ba ñu xam ni lii nga xamante ni moom mooy dal sunu doom yi metti na leen. mbokk yi lii nag moo doon sunu chronique gu tey jii ci dimanche bi ànd ko ak tiis ak naqar ci ni nga xamante ni rek noonu lañu faate sunu doom yi. di jaale ñépp ñoo xamante ni nag seen doom wàcc na ci liggéey waaye aussi di masawu xale yi nga xamante ni ñoom ñoo yor ay ngaañu te ëpp lu mat juróomi téeméer. président de la république yaakaar naa ni jot na nag ñu soppi doxalin ci li nga xamante ni noonu la ñuy jiitale sénégalais yi weg leen respecté leen jox leen cër ndaxte réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. jërë ngeen jëf mbokk yi lii moo doon sunu chronique bu tey di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain ñëw nag continuer ci li nga xamante ni moom lañ doon def maanaam topp ci li nga xamante ni rek moom mooy fi nga xamante ni moom la Cheikh Khadim Cheikh Ahmadou Bamba jaaroon te ñu yemale woon ko fi nga xamante ni moom mooy Sanoussi dëkku sëñ Nasir Lo. dinañ ci ñëwaat wan leen li nga xamante ni waxoon naa leen ko mooy spécificité li nga xamante ni moom mooy Sanoussi ci biir yoonu murit ak ci yoonu l'islam. jërë ngeen jëf mbokk yi ba dimanche prochain incha allah ñu ñëwaat ci beneen chronique.